asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Pikine TV yéen ñi nga xam ne ni yéen a safoo seen télévision Pikine TV ñu nekk biir Sénégal ak à travers la diaspora donc ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement bu baax a baax di teew fi nga xam ne moo nekk la commune de Djiddah Thiaroye Kaw rawatina nag si wetu bassin de rétention yi nga xam ne ni moo nekk fii si biir commune bi. donc ñu ñëw fas yéene def benn waxtaan rek fekk fii ab mbooloo mu takkoo takku mais bala may continuer rek damay nuyu ñi nga xam ne nii ñoo fi teew yëpp rawatina nag kilifa yi nga xam ne nii fekk naa leen fi donc mënuma lim mais en tout cas su ma waxee kilifa yi yëpp donc nuyu naa ñëpp. donc waxtaan bi nag dama si wéet benn yoon dinaa si ànd ak sama naataango Seynabou Kandji ak ñi nga xam ne nii ñoo ne bokk na si. Kalilou Gadio moo nekk chef de quartier fii si commune bu Djiddah Thiaroye Kaw ak sama trondo Ali Ndiaye moom it si dina bokk si waxtaan bi Anta Dieng voilà ñooñu la ñu fas yéene ànd ak si waxtaan bi lu ñu fas yéene waxtaanee bokk na si jafe-jafe yi nga xam ne nii gis nañ ko si bassin de rétention yi nga xam ne ñoo nekk fii ndax sànq maa ngi ko doon wax bu yàggul dara la ñu bàyyi ko si journée mondiale de l' environnement donc ku wax l' environnement di nga wax set di nga wax sell mais aussi di nga wax wér-gu-yaram donc domaine boobu la ñu fas yéene nag waxtaanee mais bala may continuer rek damay bàyyi Seynabou Kandji mu nuyoo ak ñi nga xam ne nii ñoo lay seetoo à travers la télévision Pikine TV. Seynabou nuyu naa la. voilà merci beaucoup Seynabou mais aussi damay jox le chef de quartier moom it mu nuyoo def présentation. asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi teew di nuyu équipe Pikine TV di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay. man maa ngi tudd Famata Ndiaye maa ngi dëkk Djiddah Thiaroye Kaw. dañu démarrer rek ki nga xam ne ni moo nekk le chef de quartier. voilà ku ñëw si dëkk nag bala ngay def dara donc il faut nga jaar si chef de quartier. chef de quartier sama première question maanaam est-ce que mën nga ñu wax par exemple bassin bi kañ lañ ko fi tabax. 2010 daal lañ ko tabax. président est-ce que yow tim mën nga ñu wax lan moo taxoon le but bi nga xam ne nii moo taxoon ñu daal di tabax li nga xam ne moo nekk bassin yi. bassin yi dafa am historique bi mi ngi dalee ci jamonoy Roudé Niayes ci bi nga xamante ni tubaab yi. dafa amoon ay canaux yu dalee woon depuis Soumbédioune Dakar yu ñu doon xamante ne fa lañ ko jëlee woon vidé ko ñoom Baye Sadibou Touré ak Baye Ndoye loo xam nañ li may wax ak mag ñi nga xamante ni ñëpp Dakar lañu dalee door a ñëw Pikine. canaux yooyu noonu moom lañ toppalee mu jaar nii ba ginnaaw Fass Mbao ba boo ko toppee ba la cuurur bi nga xamante ne inondation bi ci ay année 88 sonal na nit ñi ba année 2005 bi nga xamante ne nag moo gën a marqué li nga xam ne mooy département bu Pikine rawatina ñetti mbaar ak li ko wër ci la état du Sénégal jëlee décision créé plan Jaxaay ci lañ tabaxee logement plan Jaxaay yi jël ñu bari fii ba fii ñu toog ci la bokkoon ñu toj seen i kër jël leen yóbbu leen plan Jaxaay par la suite nag ci lañ jël décision et ak waa action bi yëpp génn ñu jàpp ci bi ñu jugee ci loolu nag ñu taxaw ak mouvement bi ne nañ leen ko defar nañ leen ko tabax ñu am fi financement ay espagnol à hauteur de 82 millions financement boobu après li ci xew ci avec le maire Alioune Badara Diouf ci la banque mondiale ak état du Sénégal tëggee li nga xamante ni mooy projet pour taxawal li nga xamante pour éradiquer d'une manière durable et définitive inondation ci wàllu banlieue bi. et biñ te ci biir loolu études yu bëree def nañ ko fi ñun bokk nañ ci presque mën naa ne phase préparatoire bi ba phase finalu construction yi ngeen gis nii ci lañ ci taxaw en 2012. en 2013 nag moo nekkoon phase bi gënoon na déterminant ci liggéeyu bassin yi aussi ñu saluer de passage le maire Alioune Badara Diouf parce que nag taxaw na ci bépp taxaw na ci kéemtalaay kattanam amaana nag bi mu sottee fekk ko fi ci la le maire Cheikh Dieng le 29 juin 2014 ñu fal ko mu nekk maire fii liggéey bi nag tagga tembe woon na parce que dañ ne woon en 2014 ñoom duñ ci def mur dañ koy def rek sorte d'aménagement ñu xeex bañ ne dañ koy mirer mooy li ngeen gis nii en 2014 mais auparavant am na ay liggéey yu ci jotoon a am ay année 2011 comme ni ko le délégué de quartier waxee mais mur yooyu taxawul def nañ fi grillage en 2010 def nañ fi grillage en 2011 2012 mirer nañ ko mais mur yi yeggut mais en 2014 2015 nag ci la liggéey bii am ak chinois yi ñu waa Henan Chine gagné marché bi mooy liggéey yi ngeen gis nii. en 2014 2015 mooy liggéey bii ngeen gis liggéey bi fi mujj auparavant nag ñetti liggéey jàlloon na fi amoon na fi grillage ñaari yoon amoon na fi mur bu yeggul ci financement espagnol yi ma la doon wax à hauteur de 82 millions mais projet bi moom
2014 2015 ci lañ tabax lii ngeen gis nii mu nekk suñu ginnaaw 2014 2015 boobu léegi nag amoon na tamit ay aménagement yu ci suivre mooy cellule de gestion des pics yooyu ngay wax projet d'investissement communautaire noonu lañ ko tuddee moom moo ci toftalu ñu jël organisation communautaire de base yi nekk ci commune bi yëpp boole leen ci kenn ku ci nekk président ci benn gox wala nga nekk le gestionnaire ci benn gox ànd ci ak waa municipalité bi ak colisée bi délégué mii ci la bokk parce que benn moom ci président cellule de gestion des pics yi la mooy lampadaire solaire yi ngeen gis man mii ma yor lépp lu jëm ci wàllu aménagement ak banc public yeeg tout ce qui tourne aux alentours des bassins ci gàttal daal loolu mooy historique bi bi nag li ko tax a jóg mooy comme ni ko délégué waxee éradiquer d'une manière définitive et durable les inondations dans la banlieue mais particulièrement à Djiddah Thiaroye Kaw parce que gisoon nañ bu baax ne bu nawet bi ñëwee Djiddah moom beneen affaire lay doon. waaw liggéeyu bassin yi moom rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax. ndaxte daawoo gas 50 centimètres. te doo jot ndox 1 mètre moom mënoo ko woon a gas te doo jot ndox 1 mètre moom mënoo ko woon a gas te doo jot ndox bu xiinoon rek ñun ñëpp suñu fii day tiit dañuy tiit xiin rek lay def ñu tiit waaw day xiin rek ñu tiit waaye nag suñu borom dogal na bassin yi bi mu ñëwee dañoo sentir ne nappe phréatique bi dafa wàcc bu baax a baax a baax a baax a baax man gas naa ba à hauteur de presque 1 mètre 60 jotuma ndox alors que 1 mètre mënu ma ko woon a gas te du ma jot ndox mën nañ ne liñ ci doon xaar relativement ak wàllu inondation wax dëgg yàlla am nañ ko ci waaw ndax fii ñu toog nii fii moom mënoo fi woon toog mënoo fi woon boo wàqe woon sa tànk rek day tooy xepp mais fi mu toll nii mën ngaa gas ba presque 1 mètre 50 1 mètre 60 te ndox du génn. Anta laay laaj sama question bi comme yow fi nga nekk sa kër jàkkaarloo ak bassin bi donc dañu gis ne sa côté fee dafa tilim de tellement que mais yéen loolu lan moo nekk seen contribution yéen si gestion bassin bi. bassin bi ñi ciy tuur dëkkuñu ci secteur bi. ñun ñu dëkk ci suñu secteur jàkkaarloog bassin bi ci suuf la ñuy tuur suñu paree dañuy bale mais jàmbur yi dëkk ci ginnaaw ñooy jël seeni waasintoor di ko fi tuur ñeneen ñi ubbi ay fonds ci mbedd mi xale yi di ci jaar ñi ci des bu ñuy tuur boo nee diw fii ngay tuur baaxul du la faale da ciy xuloog yow léegi dañuy def léegi jëlatuñu ndox mais ci turu yi la ñuy sotti boole ndox mi boole mbalit jël waasintoor lépp tuur ko te loolu noonu ñuy def pour ñoom dañoo def nii ñun ñi jàkkaarloog bassin bi lañ koy def defuñu ñu ko ñoom seen bopp lañ koy def ndax ñun ñëpp a koy dund ñun ñëpp a koy nooyi en même temps bu tabaski jotee da ngay gis koo xam ne xaram fi la koy sànni biiru xaram fi la koy sànni ku sa xar dee fi nga koy sànni ku am mbalit te oto mbalit ñëwul fi nga koy tuur mbalit meeg lépp fi lañ koy tuur am na ñoo xam ne dañ fi daan vider fonds mais loolu yëpp dañuy wax man dama daan wax di wax ba am na ñoo xam ne dañ ma cee jéppi am na ñoo xam ne jéppi nañ ma ci wax ji ndax keroog barki dem ci guddi am naa ko ma romb muy tibb suuf si ma ni ko yow suuf si ngeen di tibb pour lan nga tax nga koy tibb mu ne ma damay defar sama pour xar yi fi ñuy toog fa laa koy sotti ma ne ko léegi yéen boo tibbee lii ndax bu ëllëgee bu taw bi ñëwee ñun dinañ am lu mën a téye ndox mi mu ne ma loolu sama yoon nekk ci ndax mbedd bi mbedd buur la ma ne ko ni nga amalee mbedd buur àq noonu nga amalee ñun ñi tamit àq ndax fii ñëpp a fiy jaar en même temps fii nga ko defee ay xale fi nekk ci ginnaaw di jàng ci biir daara ji léegi bu ndox mi taawee ci xale yi lay ñëw ndox meeg yooyu yëpp di sonal xale yi te loolu du loo xam ne lu baax la ci xale c'est que mag ñi mën nañoo romb ndox jéggi romb mais xale bu rombee ndox faaw mu jaar ci. parce que xam nga loolu tamit du yoon am loo nga xamante ni ñu bëri amuñu ko ba pare ngay jël ay mbalit ak salte est-ce que yéen jigéen ci seen biir toog ngeen waxtaan ci loolu noonu ba trouver terrain d'entente xool lu noonu di demee xanaa ay oto mbalit ak yooyu di fi ñëw jour mu ñëw chaque jour oto mbalit ñëw mais boo saltee sa biir kër faaw nga génne ko ci biti li ngay ndax nit ki loo ne def du ma ko def sama biir kër ci mbedd mi laa koy defee moog zéro yam ndax li ngay bañ sa biir kër war nga koo bañ ci mbedd mi en même temps am na jamono yoo xam ne paaloo wutaloon nañu fi benn genre mbalka boo xam ni tuurukaayu ndox mais gis nga tuurukaayu ndox boobu da ngay gis koo xam ne day ñëw jël mbutit yeeg yëpp sotti léegi su defee nga dindi soo dindee bale ba mu set eau de javel
booy wàññee ginnaaw keneen ñëw def ko soo waxee ne ko yow li tax nga def li mu ne la carrément lii kenn def ko fi paaloo ñu ko fi defal te paaloo loolu maire ko waroon def mais paaloo moo yëkkati alalam def ko ci man xuloon naa ci ba am na ñoo xam ne déggoo li ma la ba léegi duñ ma tudd ndax ci affaire rigole boobu fa amoon mais nit ki tamit set yaa ngi koy tàmbalee ci sa bopp ndax boo setul ci sa bopp mënoo set ci biti ndax tey ji yow bu fekkee ni man damaa jël sama mbalit bañ ne du ma dugal mbalit sama biir kër naa ko teg ci biti boobu oto mbalit bu ñëwulee xale yi buñ ko rombee dañ koy tas xaj yi boo tegee dara bu xaj rombee wala muus da koy tas comme léegi mbalit moomu nga jël ko def ko ci sa saaku boo amee sa doomu taal def ko ci teg ko ba oto mbalit ñëw nga génne ko dem defe naa bu ñu dee def loolu di ko dundee ñun jigéen ñi yooyu du ñu sonal feebar du ñu sonal mais nag nit ñi ñëpp bokkuñu yem merci. donc bëggoon a xam est-ce que yéen seen bassin mu ngi am comité de vigilance bi nga xam ne nii day taxaw fii di xool képp ko nga xam ne nii day def li nga xam ne teguwul yoon moo la lii nga bëgg fi def. ka nga xam ne dafay ñëw pour def si loo xam ne baaxul da koy yomb loolu pour mu ñëw tuur fi mbalit kan dem yoonam kon comité de vigilance amu fi. waaw sunu devoir aussi mooy dafa am loo xam ne état rek moo ko mën état moo ko mën dama ne ñi dëkk autour des bassins comme ni ko Anta waxee ñooñu du ñu sotti mukk mbalit du ñu sotti mukk lu leen di lor ka nga xam ne mooy nekk ci ginnaaw dañuy wax ne société bu nekk dafa am des brebis galeuses ñooñu état moom moo war a sanctionner tant que état sanctionné wul dafa am ñoo xam ne sensibilisation ak bàyyil tere rek du tax ñu bàyyi kooku état rôle état la dama ne ana service d'hygiène gisatuma présence su service d'hygiène parce que tey service d'hygiène bu fekkoon ne dafay ñëw tey di sévir dina am lu wàññeeku waaye ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo nekk autour des bassins ñu ngi def li ñu war a def doo dëkk fii ci kanamu bassin bi di jël sa mbalit di ko fa këpp ñi koy këpp ca gannaaw la ñuy jóge waaye nag bassin bi dafa am loo xam ne dafay mel ni rek ñi nga xam ne ñoo wër bassin bi ñoom la concerné te ka nga xam ne moo nekk ci gannaaw di ñëw di këpp si mbalitam moom il est plus concerné que ka nga xam ne moo jàkkaarloo moom manque de conscience boobu nag dañoo nekk ci pays yoo xam ne dañu nekk pays sous-développé la ñuy wax citoyenneté boobu moom ñu ngi ciy dox bu dégg bëccëg waaye dafa des li des nag état bi la. président comme lu délégué de quartier wax sànq chef de dañu gis ne même bu nekkee liggéey bi nguur moo ko yore mais man jàpp naa ne commune dafa am devoir par exemple ñëw jàppale yi nga xam ne moo nekk waa commune am donc bu ñu gisee ne même bu nekkee nguur moo ko yore mu génne fi lampe nekk fi man jàpp naa te war na si mën a ñëw samp ci ay lampe. ñun dinañ sa war a tontu parce que mooy comme ni ma ko waxee tout au début. processus bi du début jusqu'à la fin dañ ci bokk ba nii may wax ak yow nii dañ ci bokk. lépp lu fi yëngatu relativement ci bassin yi même buñ ci commune bi impliqué wul ñun dañ koy yëg te dañ koy xam bassin yi lépp lu nga xamante ne ouvrage la lu wër bassin yi 8 pics la 8 pics 4 ici à ñetti mbaar 4 fële ci Bagdad pic bu ci nekk mu amoon benn fourchette de financement bu 5 à 35 millions 5 à 35 millions maa ngi këyit yi maa ngi aussi preuve yi firndeel que ne les financements ont été réalisés à hauteur de 100%. Mais réalisation ba nag moo def défaut. C'est le maire en personne, le docteur Cheikh Dieng. Je parle en connaissance de cause et j'ai les preuves par devers moi. Li may wax dama koy wax ndax dama kaa xam li may wax dama koy wax ndax firnde yi fu ñu ma ko laaj ma génne ko ba ci lii ñu toog nii dafa bokk ci li nga xamante ne moom réceptionné na ko sama buntu kër la ko réceptionné réception bi sama buntu kër la amee. Ba bu Adem Modou Ba bu Adem mi ngi foon Fofana bu Adem mi ngi foon Jean Coulibaly mi ngi foon moom le maire docteur Cheikh Dieng mi ngi foon Ibrahima Kane mi ngi foon man maa ngi foon ñu Pandoylo mi ngi foon acteurs yëpp presque ñi ngi foon kon lépp lu nga xamante ne nii liggéey la wala tabax la bu wër jaxaay bi rek lépp lu wër jaxaay bi ci compétence su mairie bi la nekk. li nga xamante ne nag mooy tifa yi nekk ci biir bassin yi li nekk ci biir bassin yi ci compétence su ONAS ak ADM la nekk. wante dafa am lu ñu seetlu li ñu ci seetlu mooy Médina Gounass la nekk ca biir bassin ya gaa ONAS a ko yor wala ADM moo ko yor mais c'est le maire Baydi Ba en premier lieu moo ñëw taxaw futteeku ne leen da ngeen ko fiy dindi. ne leen da ngeen ko fiy dindi duñ fi nekk suñuy doom di wànnent duñ fi nekk xet di ñu bëgg a rey comme li nekk ci biir bassin bi yéen a ko moom te jox nañ leen ko da ngeen di ñëw ngeen dindi ko
mais loolu tamit dafa am benn technicité bu ndaw bu ci am relativement ak li nga xam ne moom lañ naan droit parce que dafa xaw a sew ci ay contrat ak ay problème mu procédure de marché wala yooyu parce que encore une fois le maire est impliqué def nañ ay séminaire au niveau de la ville de Pikine yoo xamante ne maire dañ naan ko ci projet bi yow sa cër fii la tàmbalee fii la yem ADM fii lañ tàmbalee fii la ñem mais moom taxawul futteeku dugg ci biir jaxaay bi ne leen da ngeen koy dindi par la force le lieutenant Ndiaye bu service d'hygiène bu Pikine bee dem naa fa interpellé naa ko à maintes reprises ne ko pourquoi ñun suñu bassin yi doo ñëw duñu ko pompal ñun bu ñu ŋaangee sax yoo dugg suñu gémmiñ ñi weñ yi suñu biir néegi lañ ñuy fekk suñu xale yi kenn mënatu ci xale yi koo ci gis rek bakkan yi day bori rek day sotteeku rek mag ñi koo ci gis dafay wànnen soo wànnen constamment da ngay soj mu ne ma mais seen maire am na ci part de responsabilité parce que produit phytosanitaire yi pour ma topp ko ba mu bind ko ba jox ko rek pour mu jënd ko c'est tout un problème kon jàpp naa même si c'est l'État am na ci un part de responsable man jàpp naa ne ki ci war a njëkk te ñu war koo joxoñ nag mooy le maire. jafe-jafe bi muy def bëri na lool ndax tey boo fóotee sa yére boo ko weeree lii naaw da ciy tàkk doo ko mën a dindi même boo doon paase sax du deñ benn boo rootee ndox def sa ndaa boo tëju sa ndaan affaire yi da ciy dugg boo toggee noonu même boo xollee ay jën it loolu yëpp boo waasee sa jën ba pare ba def ndox bala ngay pare bay lii da ngay gis affaire yi tag ci kaw ba fees del weex tàll xamal ma la ba pare xale yëpp wànneen nañ ndax affaire yi day naaw di dugg ci biir bëtu xale yi te bu duggee ci bëtu xale yi faaw ñu wànneen ndax xale yi duñ ko mën a dindi ndax affaire bi dafay collé daal di def benn genre laas lay mel ni lu def te fekk ne du laas affaire boobu moo nekk sa bët lalu léegi bu defee sa bët bi fulu boo xëyee suba boo yeewoo booy xoolee xale yi bu ñu yeewoo suba seen bët yi dañuy kebaloo léegi bu defee nag faaw ñu wànneen ba seen bët yi neewi loolu nag sonn nañ ci torop te benn jour mus naa wax monsieur le maire ndax ñun lii mënuñu koo dindi mu ne moom mënul dindi garab te mënul pompe loolu waa service d'hygiène ñoo ko moom man ko waa service d'hygiène man bañ fi ñëwee ma laaj leen dañ dema lii yëfu maire la comme yow doo yeewoo ci gox bi mënoo xam li ñuy dund mais ñun ñi yeewoo ci gox bi ñun xam nañ li ñuy dund te askan bi ñoo la faloon war nga mën a gëstuwaat askanu Djiddah Thiaroye Kaw ndax tey boo yeewoo foo xam ne doo gis doo gis dara ñun ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo ci biir ndox mi di nooyi xet gu bon gi loolu yëpp ñun ñu koy nooyi te yow sentiroo ko mais ñun ñi fi dëkk ñun ñoo ko sentir war nañu cee mën a jàppale ndax ñun ñoo tax mu toog fi kon nit ki nag bu la taxee nga toog fi bu la nekkalee ci kër gi war nga ko mën a nekkal ci naaj bi waaw. chaque année day ñëw chaque année heure bu affaire bi chaque année bu lii bi gënee sëq affaire bi day ñëw. tàngaay bi nii ba ni tàngaay bi gën a yokkee day gën a bari. dara waralu ko lu dul ñax yi gàncax yi fi ne kese ko waral ndax loolu bu deñoon mu am ndox mi di féey du am lii kon du fi nekk ba fiy tàkk mais comme ñu ngi bàyyi gàncax bi di gën a sax te gàncax bi lu nee ngi ci bu guddee yow boo toogoon ba fii ba ay 10 heures xaw ma ay 2 heures du matin 3 heures du matin boo awee ci bassin bi doo ñeme ndax lu ne ngay dégg mu yëngatu ci ndox mi te loolu tamit ñun duñu arrangé ndax ñun ñoo dëkk fii ñun ñoo dëkk ci taatu bassin bi ñun lañu war a gën a mën a dimbali surtout xale yi man chaque jour sama wax xale yi laay gën a far ndax xale xamul dara. waaw chaque jour dañuy wax ndax xale yi tey bu seen bal bi duggee ci biir dañuy tëb xale yi bu seen bal bi duggee dañuy tëb jël ko imagine léegi xale bu ndaw bu am 5 ans 6 ans balam bu duggee du am xelu xaaral ma wooyu sama yaay wala ma wooyu sama papa ñu xool luñ ko xëcce ñoom ñooy jëlal seen bopp tëb dugg léegi buñ duggee ci mbarax bi rek la ñuy mën a di teg seeni tànk te foofu ndox la te loolu yëpp risque la mais man suñu gisee am na ñoo xam ne bu ñu rombee gis xale yi di def loolu dañ leen di yuuxu génne leen ñu dem ndax loolu tamit comme xale yow miy mag nga romb xale bi muy tëb ci bassin bi nga bañ koo faale loolu baaxul mais am na mag ñoo xam ne bu ñu séenee xale buy yéeg ci bassin dañ lay yuuxu suñ la yuuxoo génne la bu fekkee xale bu ñu war a dóor la dinañ la dóor ne la lii baaxul bu beneen yoon ne dootoo ko def xale bi dootul defati loolu. fii xale yi dafa am luy sax ci biir jaxaay xale yi dañuy dugg di ko lekk fii dafa am jaan am na yeew bala nga koo xam guddi gi ngay dañuy tëb ba ci kaw xale yi am na ay produits yu ñuy lekk ci biir bassin bi
benn kii day sax ni ci kaw xale yi dañuy tëb di ko lekk. yooyu ñun mënuñoo nooyi ndax ay yoo. ñun gisuñu maire ñun population Djiddah Thiaroye Kaw gisuñu maire képp kuy liggéey ci maire bi gisuñu la ñun sentiruñu maire Djiddah Thiaroye Kaw amul maire talluñu ñun amuñu maire gisuñu maire. bu ñu sañoon ñu utal ñu ay gardien ñuy veiller ci jaxaay bi fii moom ñi fi dëkk dañ koy toppatoo dimanche rek lañ doon set setal chaque jour ñu set setal mais ñeneen ñi ñoo fi yàq amuñu maire gisuñu kenn lijjantiwuñ kenn toppatoo ñun sentiruñ ko sax. ñu ngi ci set setal bi nag xaaratuñu benn maire nee nañu nag bassin bi daa am ñu ko yor ay responsable yoo xam ne leneen loo fi def ñu dem état jàpp la mujj bi damay defante ak ñoom ba ne leen maa ngi xaar état na tabax grillage bu rëy xam ne am na mbër dina ma tëj dañuy defar man ci defar laa dëkk. daal nga bëgg a wax. man la Samba Fall président des jeunes Djiddah Thiaroye Kaw ànd soxali suñu gox. problème mu bassin bi ay gàllankoor yu dul jeex am nañ ko fi man mi nga xam ne man maay mujjee ñibbi nga xam ne ay 2 heures laay ñibbi wala 3 heures léeg-léeg damay fekk ay jeunes yoo xam ne dañuy tëb dugg ci bassin bi toog di tux di def ay lu kenn xamul nekk ci biir te da lay wóor ne ñooñu seen toogaay foofu du toogaayu dara lu dul nit romb fa ñu def la naka sudut noonu wala ñu gaañ la wala dara. bu fekkee problème mu sécurité boobu tamit ñuy wax man mi nga xam ne dama fiy yendu en général damay yendu di contrôler kii nu mu tudd rigole yi ñi nga xam ne ci la ñuy sotti ndox yi dama ciy xuloo dama ciy jàppante dama ciy wax te wax ji ma ciy wax en général mooy que ne nañu ànd defar bi mooy lan ñoo bokk dëkk ci quartier bi. parce que bi nga xamee ne lii yëpp def nañ ko fi muy miire ko pour bëgg lépp ñu mucc parce que 13 personnes dee na ci ba ci man sama doom sax ci la bokk yaa ngi dégg. man ñi xale yi ci dee sama doom ci la bokk kon bu demee nii nga xam ne tey jii nii ñu ko miiree ñun tul li ñu gënoon a yaakaar ne ti la ñuy gën a muccee ndeke muccaay bi des na nan la desee mooy que ne defkat yi ñaawteef lépp lu ci bëri dañ koy def fii te it bu fekkee sécurité la ñuy wax sécurité bi foo doon njëkkee ci ñun muy benn ci man ak keneen ndax ñun tey problème bu ñu mën a am ci bàyyi loolu la ñuy daw ne ko kat problème mu peel wala pikk bi ñuy ñëw rek dafa ne bu ñu yàlla dimbalee ci ay jamono ci kanam bu ma amee dinaa def jënd ay peel ak ay kii ak yëpp nga xam ne lépp lu fi fatt rek danañ ko mën a fattar ñi dootuñu xaar kenn parce que Djiddah Thiaroye Kaw bu fekkee dëgg la yàlla bëgg amuñu ku leen jooyal amu ku leen waxal léegi désormais ñun ñooy waxal suñu bopp ñooy jooyal suñu bopp dootuñu xaar ku yàlla bind bu fi ak koo mën a doon ak foo mën a jóge parce que boo waxee ñu ne dafa am ñu làqatu ci seen ginnaaw kenn làqatuwul suñu ginnaaw ŋàññuñu kenn xasuñu kenn ku dindi ak ku defar la ñu bëgg mooy lii fi nekk di ñu bëgg a rey suñuy bët gisatul suñuy doom feebar nañu beneen bi mooy que ne jàngoro yi bari na te jàngoro bi gën a garaaw mu ngi ci biir bassin bi jàngoro yi gën a garaaw mu ngi ci biir bassin bi ah man benn jour mosoon naa dem ci waa ONAS ma dem ci Jean Coulibaly mii moo fa ñëwoon ma dem ne ko mais Jean doo leen ñu dimbali ci lii mu jóge fi mu ne non lii ñun yoruñu ko xëy na li ci Aly Ndiaye leeral sax moo tax ma dellu ci waat ma wax ko mu ne ma lii ñun yoruñu ko ma ne ko ñen ñoo ko yor mu ne waa ONAS ma dem ba ci ñoom ma ne leen yéen mun leen ñu sarax ngir yàlla dindil jëleel ñu fi lii mu ne non il faut nga def ay procédure ma ne ko loolu ku ko kan moo ko fi xaar mi ngi mel na ku oto mbëkk ngay bëgg a dee ñu ne nañu xaar sapeur pompier ñëw dañ lay yenu yóbbu la mu ne loolu fekkee mënu leen ko it ñun xamuñu ci amuñu ci benn leneen luñ ciy wax. fii situation sanitaire bi fi amoon année yi passé avant ñuy créer bassin yi zone la woon boo xam ne da doon am man en tant que personnel de santé agent de santé nekk ci structure de santé dañ doon am plus de 200 cas de palu par jour Sénégal yëpp yéemu ci loolu ba waa PNLP ñëw fi créer fi site sentinelle depuis boobu ba léegi palu bi dafa chuté wàcc waaye lii ñax yi ñu fi bàyyi barax bi palu bi dana yéegaat parce que yii yooyu rek lay créé waat lii defuñu ci dara comme ni ngeen ko waxee tey jii boo demoon ba Mariste am na bassin waaye melul nii waxuma sax Gunaas gii melul nii donc lii ñoom mairie bi ñoom ñoo ci war a jóg taxaw
ak xaw ma nag ñoo xam ñoo ONAS la ñoo xam ñoo service d'hygiène la waaye ñun mairie bi la ñu am parce que moom la ñu fal ñoom la ñu fal suñuy problème ñoom ñoo ko war a dox loolu c'est à préciser. lan ngeen bëgg lan ngeen xaar si ñi nga xam ne ni ñoo jiite seen commune bi. man nag bassin bi li ma ci naqari mooy li ñëpp wax rek moo ma ci naqari ndax bassin bi ñun de liy naaw damaa jëlale liy naaw mais salte biñ fiy tuur ñi dëkk ci bassin bi mbedd jaarul seen diggante ñu di ko noyyi xet gi man de tey dama fajaru tuuri mbalit mais xet gi ma sentir xale mënu ko sentir yooyu sonal nañu yiy naaw sonal nañu suñ doom yëpp a wànnent ñëpp a wànnent dañoo sonn dañoo taay suñ koñ bii na gox bii na moom sentiruñ benn yoon maire man de xaw ma sax fu maire dëkk ñun daal maire bi ñu bëgg nañ dëkk ak moom waaye maire boo xam ne dëkkut ak kenn dem ba maris dëkk fa ah bu nawet jotaan dañuy sonn suñ kër yee taa ndox misel mi moo daan dugg ci kër yi di dimbale nit ñi ak xale yu góor yi ah ñun daal sonn nañ taayu nañ ku ñu xettali ñu jël nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yonent ba dimbale ñu walluñu ci bassin bi. bala maa wax dara ci bassin bi yéen ñi ngeen xam ne yéen a daan ñu fekk ñu fii dama ne di ñaan fan yu gudd ak wér gu yaram moom laa leen di jëkk a ñaanal lépp lu ngeen sommi yal na ko suñu borom yi mottali barke sëñ Babacar ndax da ngeen a bàyyi seen soxla ñoo fekk suñu fii ci koñ kon dama leen di ñaanal yokk ba yëg ko barke Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke sëñ Babacar. ci yokk rek mooy li ñëpp naqarlu rek mooy bassin bi daal waaw kuñ ci jàppale ak jigéen ñi jël mbalit mi ngir yàlla di ko tuur bu nit ñi defaree ba mu jekk te nag looy wane sa biir kër war nga ko wane ci mbedd mi parce que ñun dañoo yore ay xale te xale yooyu suñuy doom lañ bu ñu feebaree ñun ñooy jóg guddi ñooy jóg bëccëg te fii wax dëgg yàlla ku nekk xam nañ li ñuy dund bassin bi li nekk ci biir kenn xam ko parce que nit ñaa ngi naan am na ay yeew am na ay jasit am na lii am na laa da ngay toog ba mu yàgg gis xale yi sama doom a ngi nii rek léeg-léeg nga gis ko ci biir mu daw dugg ñuy wër ci bassin bi di daw di dàqe parce que xamuñu li fiy gaaj bu dee mag mun naa moytu mais xale xamul loolu yooyu yëpp mi ngi fi sonal ñu lii naaw yaa ngi koy dégg xet gi fi dégagé yaa ngi koy dégg lii daal nañu bëgg ku ñu jàppale rek te yàlla tax non non amu fi benn kaaraange amu fi benn kaaraange amu fi moom bu dee dëgg parce que amuñu benn gardien bu fi nekk yaa ngi may gis nii fii ngay gis nii gis nga oto yi fii gis nga fii fa fu nekk la booy yi di dugg mën a làqatu def seen jëyee nu mu leen neexee yaa ñu xam ak yaa ñu xamut ngir yàlla daal loolu la ñuy ñaan ñu jàppale ñu ngir yàlla bu fekkee am nañ mairie na mairie bi taxaw jàppale ñu suñu gox bii ñu am Djiddah Thiaroye Kaw gii ndax ñun mënuñoo dem dëkk fenn fii la ñu am fii la ñu yàlla boole ñu nekk fi ak suñu njaboot kon kuñ ci jàppale rek dinañ kontaan. di wax ne lii moom yàkkamti woon nañ ko ndax dañoo juddoo Djiddah Thiaroye Kaw yaroo fi màggee fi am fi suñuy njaboot bu ñu ku nekk nag fa nga soo soñoon fa nga dëkk mooy gën fu ne rawatina nag fii ñun nag fii na ñoo jigéen Djiddah Thiaroye Kaw ñoo ngi bale ñoo ngi raxas yàlla seede dañuy sonn ci doomu aadama yoo xam ne xale yoo xam ne xamuñu sa fu ñu jógee surtout nag rawatina koor gi yi bu tàngaay xasee ba jot xale bu ne ngay gis te dama fi déggoon commencement bañ defee lii dañoo waxoon ni dañuy jël gardien boo xam ne moo ñuy dàqal xale di sibire xale yi te ñun gisuñu loolu fii ñun suñ bopp ñooy dàq ay xale ñooy génnee xale yi ci biir magasin bi te da nga koo mënoo see dëkk xam nga mënoo boole toppatoo sa biir kër boo ko toppatoo mbedd bi bëgg a lijjanti doomu jàmbur ci mbedd bi lii bi moom magasin moom amul sécurité amul benn sécurité te koñ bi tamit amul sécurité nañ ko wax te dee amul sécurité ay bandeng fi ay sàccang fi amuñu jàmm amuñu salaam yàgg na fi moom yàgg na fi xaj yi taxawaale tamit ci kàcc bi xam ne ni amul boroom tegul fenn gox boo ci nekkee da nga war a dimbali waa gox ba dimbali say ndaw waaye loo jël lu ne nga sànni ci mbedd mi muy gaañ xale yi te boobaa yow da nga koy sonn jabar gi da nga koy sonn ndax bu ñu gaañee sa doom dañ lay bàyyi sa doom yaa koy faji ji te jamono neexut association bi ngay gis nii association bu am doole la ñu am jom lañ ay jigéen yaa ngi nii dañuy bale bëgguñu dara salte bàcc faal xeex na guddi xeex bëccëg ñu noonu tamit ñoo ngi gërëm ginnaaw yàlla yonent bi ñoo ngi gërëm Assane Gaye mii barki de moo njaay lañ ko am chef de quartier waaye avant ñu ko fal ñëpp àndoon ak moom ndax kuy taxaw sa gox lu mën a xew nga taxaw sa gox barki dem ba nga woote tax nga xam ne daa gox bi ànd nañu ak yow ci yow lañu soxla comme yow lañu soxla ku mel ne yow lañu soxla ku mel ne ndaw bii lañu soxla nga dëkk ci koñ juddoo fi yaroo fi taxaw waa koñ bi dëkkoo lu koñ bi yëpp ñëpp ne ci jàmm kon nag yow la ñuy ñaanal yow la ñuy soxla ku mel ne yow la ñu soxla fii moom ñëpp gis
man je ne fais pas la politique man ku liggéey sama gox rek da moom ñor waaw sama gox moom ñor mooy jigéen ñi gis ni chaque jour nettoyer bassin bi mais maire moo doon épaulé le maire sama xam-xam état moo ko def pour jaxaay mais mënuñ ko dégg le préfet soxla na fii soxla jaxaay bi mais dem ci maire demandé ko donc moo ko gis mais su ne compétence bi egsi fii non du ma nangu loolu fii nag am na ay xob yu weex yuy naaw yàq na bëtu ñëpp yàqu na parce que da yàq bët nettoyage bi amul suivi man daal j'ai fait la politique encore une fois maa ngi gërëm sama jigéenu quartier bi ak environnement bi muy sama doyen bi topp donc mënu ma woon lépp parce que wax na lépp daal di ko parler donc di leen remercier encore bu ngeen ñëw di seen caméra yi. mais question moom bëgg laaj mooy que ni askan bi yéen a maire mais pour man yow yaa war a dem waxtaan ak maire ngeen trouvé terrain la tam maire mën a wax ak état. mais fii man benn président am quartier chef quartier la ñun ñëpp chef quartier la man lay doxal sama quartier ñëpp ci bokk yam tey mën naa bañ a sax fi ñëw mën naa bañ a ñëw partage ñëw ñëpp ay njëkk ñëw kii kilifa jéem a toog maire wax ak moom mu ne ko non du compétence am parce que dafa lu ko dàq c'est ça le problème da nga waxtaan ak moom mais moom gëmul Djiddah Thiaroye Kaw. télévision Pikine TV donc gis ngeen li nga xam ne ni askanu yeewoo si commune bu Djiddah Thiaroye Kaw rawatina nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ak bassin de rétention yi dégg nga li nga xam ne ni wax neen ko c'est-à-dire bépp problème bi nga xam ne ni ñoom ñu ngi koy jànkuwante depuis ba ñu fi tabaxee bassin bi ndax mu dañu wax ne bassin yi da nga ko fi tabaxoon pour mu jàppale askan wi ngir seen dund gën a ñoŋ mais gis neen ne fu ñu toll ni contraire bi la ñu nemmeeku ndax ñoom ñi nga xam ne ni ñoo fi nekk saa su nekk dañu jànkuwante ay jafe-jafe yu bëri bokk na si ay feebar ay salte gu jéggi doy gi nga xam ne ni nemmeeku neen mais bala ñu collecter rek dañu jox nga xam ne ni moo nekk le chef de quartier donc mu wax le mot de la fin comme ça ñu mën a tàggatoo. c'est vrai que ñu ngi jànkuwanteel ak jafe-jafe yu bëri waaye ñu nit bu ñu découragé bu ñu wàcce suñuy loxo nañu gën a takku rek parce que slogan bi ñu wax fii mooy ne que ñi ko waroon defar comme que ñu ngi toog di ñu seetaan defaruñu ko ñun nañu defaral suñu bopp nañu defar rek nañu defar te interpeller nag état bi warul def ay projet xëpp ci ay milliards ba pare bàyyi ko noonu di ko seetaan état dafa war a veiller maa ngi koy interpeller sax ci gestion autour des bassins plan jaxaay bi ñi ñu jële woon fii yóbbu leen plan jaxaay kër yi ñu bàyyi nañu ñëw nemmeeku kër yooyu parce que kër yooyu tey jii tam beneen problème ak ñu ngi jaay kër yi te xamuñu kon la koy jaay parce que kër boo xam ne borom dem na jaxaay su ko fi bàyyee patrimoine état la kooku nañu ñëw ñu nemmeeku loolu laay ñaan di encourager sama population di leen jaajëfal te di wax ne que vraiment du jàmbaare lañu di leen wax nag ne buñ ci bañ dara parce que sooy xeexal pour sa survie parce que lii sa survie la soo bàyyee tey ñu koy yàqte di ci def mbalit suba dana jur ay feebar te feebar xam nañ ko. merci. président le mot de la fin. waaw Papa leen waaw li ñuy tëjee rek di ko tàggatoo ak yéen mooy di rafetlu teewaay bi nga xamante ni waa télévision Pikine TV teew nañ ko ak seen rajo bi. et suñu mot de la fin nag day jëm ci ñaar rek bi ci njëkk mooy ci li nga xamante ne loolu la askan bi war a def muy ñoom seen taxawaay beneen bi nag day jëm ci responsabilité municipalité du maire et de ses adjoints relativement ak organe bi nga xamante ne nii moo yor COLISEP muy COLISEP askan bi li nga xamante ne loolu lañ leen di ñaan mooy bu ñu sàgganee ba lii nii yàqu wala feer yi ñu sàcc ko wala bâtiment yi daanu ni nga xam noonu la canal 4 mel nga xam ne da ngay romb taf sa gémmiñ fii noonu la jëm kenn ku ne gis na canal 4 bu entre Point E ak Fass ni nga xamante ne noonu la canal bi mel boo fa rombee da ngay yàkkamtee daw wala nga xool nooy jàddee ba doon nooy la fa nekk ak li nga xamante ne noonu lañ ko bàyyi askan bi bàyyeel ko seen bopp lu nekk ñu ko fay këpp li may ñaan askan bi mooy ñu xam ne lii seen moomeel la ñoom ñoo ko moom ñu xam ne ñoom lii seen alal la seen moomeel la sàmm ko lu leen war la buñ ci bañ xeex buñ ci bañ xuloo buñ ci bañ dem police buñ ci bañ dem tribunal
ndax seen wér-gu-yaram la ñuy sàmmaluñ ko kenn. le maire nag li nga xamante ne loolu lañ koy wax ak équipe municipale bi mooy ñu xam ne encore une fois fii ñu teg bokk moomeelu waa Djiddah Thiaroye Kaw la du lu famille Ndiaye moom wala lu famille Diop moom mais bokk moomeel lañ wax lu ne kenn lépp ñëpp la lépp ñëpp lu ne kenn a ngi ci kon ñoom encore une fois askan bi moo leen fa teg ngir ñu teewal leen défendre les intérêts de la population de Djiddah Thiaroye Kaw. di gërëm askan wi fi toog te xam ne lii lépp ci benn gox bi la ñun ñëpp ko moom mais li may xamal mooy affaire bi bala moo gënoon a neex waa mairie dafa waroon am ku ñëw toog fii ñu wax ak ñoom ñu xam ne askan wi dañoo sonn. mais problème bi mooy bu toogoon fii moom ci jëmmi boppam du ñëw toog fii ndax xam nga lu tax ñu toog fii ñun li ñuy dund moom xam na ko ndax bu nee maison de la femme bañ ko dugal tuyau ñoom ñu jël seen tuyau dugal ko fii di ko def ci fonce tegu ko fenn fu jaar ci yoon tegu ko ci yoon mais problème bi mooy kenn gisu ci seen bopp fii affaire bi lenn moo fi am affaire famille la Dieng Coulibaly moo fi am Djiddah Thiaroye Kaw Dieng Coulibaly mag rak jeex na conseil frère la première maire noonu affaire bi daal lenn la mooy Cheikh Dieng na xam ne ñun askanu Djiddah Thiaroye Kaw sonn nañ torop te gisuñu suñu bopp ci moom mere nañ ko torop te la mu doon dig nit ñi askan wi da leen a déglu leer nañ su ma ñëwee dinaa leen defal lii nit ñi jël seen carte sànni ko ñuy na leen tey ña bañoon ba léegi dañuy bañ man de damay bañ ba léegi tey bu Cheikh Dieng déposé woon candidat man Anta du ku may ànd ak moom te képp ku àndaat ak Cheikh Dieng di ko sànni sa carte ma xam ne yow doo nit ndax lii ngay dund sa doom yi di ko dund école yi xale yi jànguñu normal livre yaa koy jëndal sa bopp doo garniture lépp yaa koy fayal sa bopp kon nit ku nekk war ngaa am jom nag takk sa ndigg ba mu dëgër te xam ne ñun xale yi Djiddah Thiaroye Kaw pare nañ ñun pour def ak Cheikh Dieng ba mu saf sap. damay jox moom sama naataango Seynabou Kandji mooy mu wax le mot de la fin comme ça ñu mën a collecter. gërëm ñi fi teewoon ñëpp bàyyi seen yitte pour ñun waa commune Djiddah Thiaroye Kaw ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar particulièrement ñi nga xam ne toogoon nañ fii di waxtaan ak ñun bàyyi seen yitte délégué de quartier bi ñoom Anta ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar Ali maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jaajëfal di leen wax rek nii lañ koy defee quartier bu nekk képp ku problème askan bi daal lañ fi nekkal jafe-jafe bi waa askan bi am rek ñu ñëw waxtaan ci ak yéen ba nu ñuy trouver solution di leen jaajëfal di leen jox ba beneen yoon di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp jaa ngeen jëf. yéen ñi nga xam ne yéen a taamu seen télévision Pikine TV donc lii leen jëlee la woon fi nga xam ne moo nekk si commune bu Djiddah Thiaroye Kaw di remercier képp koo xam ne ni teewoon nga fi te et puis di leen jox dig daje donc si beneen numéro mais aussi si beneen quartier soobee suñu borom. amuñu maire na dem